asalaamaaleykum mbokki internet Jotna TV ma Rokhaya Diop maa ngi leen di nuyu di leen ziar mu doon mbégte di leen présenter seen émission gëstu ayu bés bi. suñu premier numéro gëstu ayu bés bi ñu ngi ko jagleel Corniche Ouest bi nga xamante ne mooy tefes bi nekk fii ci région de Dakar te féete sowu jant bi. ñun waa Jotna TV ñu wàcc sur le terrain seeti population bi séq ak ñoom waxtaan ak it ay kàngam yu seen xam-xam màcc ci wàllu wi ngir ñu wax ñu yan jafe-jafe la suñu corniche di jànkuwanteel si nan la mën a melokaanoo ak lan lañ xalaat ne bu ko nguur gi defee dina indi saafara. mbokk yi bi ñuy tourner émission bi nag yombul woon benn yoon si ñun ndax corniche bi nekk na bërëb boo xam ne ay autorité ñoo fa sanc ay ministre d'État ay borom daraja ak ñeneen ak ñeneen te bëgguñu benn yoon ñu fësal seen nekkin foofu ci corniche bi. ci image yi ñu leen nar a won di ngeen gis ne am na yoo xam ne caméra cachée wala téléphone lañ ko filmer ndax kat mënuñu woon am accès ci zone yooyu nga xam ne léegi c'est des domaines privés. dem nañ sax ba jot ci ay menaces verbales ak physiques ci yenn bërëb yiñ dem rawatina plage piscine bi nekk Mermoz nekk ci wetu complexe Waterfront. mbokk yi ñu bàyyi leen ngeen seetaan seen premier numéro gëstu ayu bés bi ñu wax see waxtaanee occupation anarchique Corniche Ouest bi ak privatisation des plages. Corniche Ouest ci xayma mi ngi toll ci 14 kilomètres fii ci Dakar mi ngi bindoo itam ci ay plage ak ay falaises. ci fàttali corniche bi nekk na gox boo xam ne ay lébu ñoo fi sancoon waaye ñu gis ne ci jamono colonisation tubaab bi nangu na ci ñoom benn partie def ko moomeelam. nguuru Senghor ñu gis ne tabax yi takkalu woon noonu ndax nekkoon na kuy sàmm ak a aar littoral bi ginnaaw bi mu taxawalee loi bi du domaine public maritime en 1976. ci jamono Abdou Diouf ñu tàmbalee tabax quelques infrastructures ci booru géej gi ndax nekkoon na ku bëggoon favoriser lii di tourisme bi. ci atum 2000 nag Maître Wade ñëw gën a yombal lépp luy construction infrastructure yi fii ci littoral bi ñu mën see lim centre commercial Sea Plaza, hôtel Radisson Blu ak place du souvenir. En 2008, à l'occasion du sommet de l'OCI mu yanjalaat capitale bi rawatina yoonu corniche bi ndax defar na tali 2 fois 2 voies yi gas tunelu Soumbédioune bi nga xamante ne toll na ci 800 mètres. suñu actuel président Macky Sall ñu gis ne dafa topp ci tànku ñi ko jiitu ndax ba tey mi ngi autoriser ay construction ci corniche bi ba ci sax ay kër. mbokk yi gis nañ ne coowal suuf fii ci Corniche Ouest bi bari na ay jafe-jafe ak ay coow yu muy indi fii ci suñu réew. ñi faree ci nguur gi di défendre ne dañoo war a exploiter lii di corniche bi def ci ay infrastructure population bi di kaas seen àq ak moomeel ngir mën a féexlu ci tefes bi ak eggali seeni activité. ñu ngi fii ci plage Anse Bernard bokk ci commune Dakar Plateau nekk derrière l'hôpital Dantec et en face l'île de Gorée mu bokk tey ci plage yi nga xam ne elles sont autorisées au niveau du centre-ville de Dakar ba tax tey ñu ñëw seet si woon leen ngir ñu waxtaan tuuti ci li jëm ci occupation anarchique bi waaye yan danger la responsable yi nekk fii nii ci plage bi di jànkuwanteel fi mu toll nii. Pour le moment ay jamono amoon na ay jamono état bi fi nekkoon muy état Wade ngeen baal ma newoon nañu ñoom soxloon nañu fii alors donc mu doon benn affaire bu catastrophe bi ñoom bi ñu ñëwee xawoon nañu def ay sondage yooyu bu ñu demee ba ci biir bu ñu testé mais sondage yi baaxul mais quand même bëggoon nañ ko jël parce que dañ ko bëggoon def place Gorée boo xoolee ba xool moom la ñu bëggoon def hôtel du Gorée jamono jooju far yàlla def nag ñoom après jóge nañ fi beneen régime ñëwaat alors régime bi ñëwaat nag léegi actuellement ñu ngi déggaat encore fan yi que ñenn ñi ñu ngi ciy dox te benn plage moo fi des ba nga xamante ne moo nekk Dakar centre ville Dakar
alors donc amatul beneen plage muy lagon wala soit que teeru Baye Sogui wala ponton bi nga xam ne moo nekk wetu kër Abdoulaye Diop Matar alors donc ñaari plage yooyu buñ ko tuddee plage yu nappakat yi la parce que foofu la ñuy gaare seen gaal yeeg yooyu am ñu fa dëkk muy lébu yi donc plage bi mu doon la nga xamante ne ñu fii ñëw daal di doxantu te ñi fi ñëw di doxantu yëpp ñu ngi fiy jël ay photo jël fi ay vidéo di xool kon veut dire que ñooñu am na lu ñu nar am na lu ñuy waajal kon donc plage bi nañ ko préserver suñu plage la. ñu ngi fiy dégg ay spéculation cette semaine j'ai vu un projet d'hôtel boo xam ne projet bi fii lañ ko nar a tabax et puis dañ siy bind hôtel Anse ñu ne fii lañ koy tabax donc je dis que c'est l'une des plages yu ñu dese ci Dakar ba pare ils ont un projet pour tabax ko fii nii kon ça veut dire que ñun ñi fii am fi suñu activité on risque de perdre la plage dootuñu amati accès fii nii bu ñu fi defee hôtel et puis c'est pas un hôtel de bado la ay hôtel 4 étoiles 5 étoiles la j'ai vu le projet hôtel boobu nag moom xaw ma dëgg la xaw ma du dëgg mais j'ai vu la maquette mais loolu war nañ ci teel a jóg ce bâtiment un gars de la collectivité Lébou est venu il y a quelques semaines di xool avec des étrangers ils sont venus avec des drones di visionner plage bi mais seulement ñun dañ dul accepter kuy ñëw indi ay étrangers nangu géej gi bàyyi ñun duñ ko nangu. Situation géographique bu Anse mooy que dafa nekk si benn bërëb boo xam ne géej gi yëngatuwaay boo xam ne mun nañ ko classer comme place dangereuse mais c'est une plage autorisée à la baignade boo xoolee si tefesu Ndakaaru fii ba stade Assane Diouf c'est l'une des plages yi nga xam ne ñoom la ñu autorisé pour nit ñi fi sangu moo tax ville de Dakar yónnee fi ay agents yoo xam ne c'est des maîtres nageurs pour ñii jëfandikoo plage bi. turu Anse Bernard bi su ma juumul mu tubaab beeg ko jox parce que dañu jëlee tur boobu si benn plage bu nekk aux Antilles Martinique xaw ma Guadeloupe am na daal benn plage bu fa nekk ñu koy woowee Anse Bernard tubaab yi bu mu ñëwee gis géej bi daf koy rappeler Anse Bernard mu tuddee ko Anse Bernard mais naka jekk si cosaanu lébu géej fii géeju kottu lañ koy wooyee waaw parce que tefesu Ndakaaru yëpp bu ci nekk am na tur fii géeju kottu la tudd. bés bu ñu ñëwee teg loxo ci Anse Bernard privé ko population yi je crois que loolu dina nekk lu graaw parce que l'accès à la plage publique bii des Dakar Plateau parce que boo xoolee fii rek a des comme plage publique parce que plage yu Ngaje plage classée dangereuse la donc nit du fa sangu plage yu Lagon ñaari hôtel ñoo ko seq donc pour ñu yegg fa du yomb donte nit ñaa ngi fay dem plage yu Anse Bernard mooy polariser Dakar gu yëpp nit dina jóge ba Géejawaay jóge Pikine jël oto ñëw fii sangu si géej ay élèves danañ def sortie ñëw fii si plage bi et que donc plage boobu il faut que ñu sàmm ko mais buñ ko naree sàmm du méngoo ak nit ñëw fii def fi infrastructure hôtelière wala leneen lu demee noonu parce que su boobaa danañ nangu si population yi l'accès à la mer or fu ñu ne nii droit à un environnement sain accès à la mer bi si la war a bokk. ñu nekkoon tey plage Anse Bernard ñëwoon fi seq waxtaan ak kenn ci maître nageur yi de même que am chance su gis benn membre club bi maanaam secrétaire général bi ñu ñuy wax importance su plage bi nga xamante ne bokk na ci plage yi nekk plage publique en ce moment ici au niveau de Dakar wante teewul ñu ngi jànkuwante ay jafe-jafe ba tax ñu ñuy wax ne ay autorité fan yii rek ñu ngi fiy ñëw ngir matal seen mébét fii ci plage bi wante duñ leen bàyyi benn yoon ñu def loolu ci ginnaaw loolu problème. ginnaaw bi ñu jógee Anse ñu ngi plage du Cap bi nga xam ne fii la hôtel Hilton nekk ñu taxawaloon ko ci nguuru Wade à l'occasion du sommet de l'OCI. Depuis lors gis nañ ne dañoo privatiser les lieux ba kenn amatu fa accès construction hôtel bi dañ ko arrêté dara amatu fa ñun sax pour ñu filmer c'était tout un problème ndax lieu bi dañ kaa garder ba kenn amatu fa accès. En plus hôtel Hilton gis nañ ay tabax yu bakkane
yu nekk ci wetu plage du Cap ñu mën cee lim këru premier président du Cameroun indépendant Ahmadou Ahidjo. ginnaaw résidence du Cap gis nañ fa beneen hôtel bu mag boo xam ne les constructions sont en arrêt. yamul foofu ñu gis ne am na benn complexe bu fa tudd Etiopat Dakar ak résidence Bellevue. ngeen gis ne image yi téléphone lañ ko filmer ndax gardien yi fa nekk dañuy tere ku fa jël image. lu soriwul dara assemblée nationale gis nañ ne am na hôtel buñ fa tabax muy hôtel Sohamo moom it janoog plage bi. boo jógee hôtel Sohamo jëm ministère de la jeunesse gis nañ ne construction yi bëri na moo xam ay kër la wala ay hôtel yu janoog géej gi. gannaaw bi ñu jógee plage publique boobu di Anse Bernard nekk fii ci commune Dakar Plateau ñi ngi ba tey ci commune bi wante en ce moment au niveau de la corniche ouest ngeen gis ne fi ma taxaw ni espace vide la tàmbalee ko hôtel Sohamo ba fii ci plage yu Kosum. bu ko defee dañuy wàcc ñu nekk en ce moment fii ci plage yu Kosum mu nekk tamit plage publique boo xam ne ay nit dinañ fi tàggat seen yaram ba tax dañuy wàcc seq waxtaan ak ñenn si ñoom ñu wax ñu nan lañ gisee plage bi mais aussi problème yi muy jànkuwanteel. léeg-léeg da ngay am sa xarit sax mu ñëw ci yow nga war a ànd ak moom fii da nga naan man daal su ma koy bëgg fële du nu mën a fréquenter quoi ndax xat-xat loobu ñu naan yooyu seen Dakar yi léegi da ngay waaru de Dakar fi mu nekk nii mbedd yi non Dakar léegi fi mu nekk nii sawaay pour jàlle fi sax wala pour dem fi dafay jafe ak Dakar bu njëkk ba fu junni nit war a dëkkee fi mu nekk ñett nit ñoo fay dëkk ci borom doole yi nag laa la wax mais néew gi doole yi ñoom nañ doon def ñu ngi koy def ba léegi di fataale ñoo xam te ne ñu ngi jóge ci réew di ñëw ñu dugg si waaw jafe-jafe yooyu nag dara waral ko suñu état bu bon bi mal gouvernance bi loolu kese la loolu moo ñu yokk gën a rey. 12 xam man fii laa dëkk Médina Richard Angle Corniche laa dëkk fi 2012 ba léegi maa ngi ci géej gi waaw fii laay footballé fii laay entraîné waaw instant yi ni ngay gis ni période bi moo waral nii géej bi yaatu mais dina am période yoo boo xamante ne côté bi lay day dugg côté bi génn fii la ñuy yem dina am beneen période boo xamante ni fii day dugg côté bi lay génn noonu la géej bi demee mais instant yi nii période bi moom bul sonal sa bopp période nawet moom day yaatu rek mi lay demee mun nañ entraîner mais dina am ay jëmi jamono bu ndox bi gën a wàcc nag géej bi day xaw a puus benn espace bu ndaw la ñu may mais bu yàggee tamit day gën a wàcc nii si kaw waaw parce que fii moom loo fi mën a yàgg rek nga xam géej. ñu gis ne plage bi am na ay déchets mais aussi déversement eaux usées gis nañ ko ci te loolu ñëpp xam nañ ne dina am impact négatif au niveau des activités humaines mais aussi environnementales. image yi ngeen di gis mooy tunnelu Soumbédioune toll ci 300 mètres ñu gas ko en 2008 à l'occasion du sommet de l'OCI. mi ngi toll ci 300 mètres ñu gas ko en 2008 à l'occasion du sommet de l'OCI. ñu ngi fii tey Soumbédioune nara waxtaan ak ñenn ci nappkat yi ngir ñu wax ñu seen xalaat ci occupation anarchique bi ñuy dund saa su ne ci corniche bi wante wax ñu itam ñoom lan lañ xalaat ne mooy plan d'action buñ ko tegee mu doon solution fii ci réew mi. non man nag fii gisuma fi benn changement nag fii wax dëgg yàlla ay gàllankoor rek lañ fiy dund waaw yu metti kay parce que géej gi yàq nañ ko yaxeet bota yaa ngi fii di yàq baana yi mooy loolu lu waay neex def moom daal gisuñu suñu bopp daal waaw. bu jëloon ay tabax fi usine boo xamante ni dañuy mën a jënd jël bi di ko yóbbu dinañu arrangé daal waaw. fu ñu woon amoon usine daal bu mën a boo xam ne jën bi bu ñëwee dañ ko mën a jënd dina na arrangé daal mais amul baana yi fi da ngay waaru waaw bi daal gisuñu suñu bopp daal. Soumbédioune 3 heures lañ daan gontu 7 heures daaw fi fekk kenn léegi dañ fiy toog ba ay minuit 1 heure pour bëgg a jaay lu ñu yóbbul sañu njaboot
dëkk bi metti na sonn nañu ñu ñëw fekk booru géej ñu jël seeni suuf di ko tabax di ko jaay lébu tekkeetul dara xamatuñu fu ñuy teg sañu tànk waaye lépp njaboot moo ko waral dañuy dawal sañu njaboot rek yàlla xam na ko. waaw kay ñun ñoo ko faloon nañu jàppale te yàlla tax nañu gestu dëgg la naam gestu na suñuy jëkkër ndax jox na leen machine yi jar 1 million 500 mu laaj leen kenn ku nekk 400 000 ñu joxe ko ñii am ñii amuñu na jàppale ñi amul te yàlla tax mu dimbali sañuy jëkkër te yàlla tax dimbali sañuy càmmeñ ndax yaakaaruñu dara tey Sénégal boo fi ñëw da ngay ñëw rek dugg mais bu sañuy xale bëggee dem bitim réew dañuy dajale sañuy déem ak sañuy daqaar jox leen ñu dem te xale yi sama jun ñi meewuñu sax mbëkk mi naam pourtant bëgg nañu tekki de waaye xam nañu géej waaye dañoo ragal géej ñun seeni mag ak seeni yaay dañuy dajale sañuy déem ak sañuy daqaar jox leen ko ñu dem bitim réew jaar si lu metti dund si lu metti kon moom nañu jàppale te xam na ñun ñoo ko faloon ñoo ko jàppale keroog ba muy ut nguuram metti woon na lool daja naax man buntu village artisanal man Yande Sow nañu jàppale sañuy jëkkër jàppale sañuy càmmeñ jàppale sañuy rakka jàppale ñu ñun ñii nag te xam na ñoo ko tax a dem pale maanaam si wàllu plage bi tey suuf si soo ko gisee nii melul woon nii suuf si dafa weexoon tal yaa ngi dégg amul woon yenn mbalit yi gis nga fii léegi dépotoir lañ ko def c'est pas normal yaa ngi dégg ñu jógee si loolu léegi loolu doon nañ ko wax actualité gars yi dañuy jàpp code bi daal di ko pàccoo fu nekk ñu tabax fa bi ma fi nekkee Magic Land bii ngay gis amu fi woon teeru bi amu fi woon Sea Plaza amu fi woon Radisson yi yëpp amu fi woon ñun nan naa nekk Gueule Tapée taxaw suñu koñ du gis géej gi peex mi di ñëw 5-5 vraiment dëkk bi neexoon na naatoon na mais actuellement nii dañuy vivre ay difficultés ba ci nappkat yi ñoom sentir nañu loolu dëkk bi dara doxatu nee nañu tabax nañu benn quai de pêche fële mais ba léegi kenn tijjiwu ko yaa ngi dégg léegi li ma jaaxal mooy ñun suñuy doom wala suñuy doomaati doom suñu ñëwee lan lañ fiy fekk su fekkee ne lii kenn arrêté wu ko moo tax ñun suñu wàllu bopp dañu jëkk nekk en sentinelle pour lii mu jóge fi te maa ngi artu nag képp koo xam ne ñëw nga fii di jël suuf soo xam ne lu si dul noonu joxe xaalis bu dul jeex ëllëg si biir man xam naa ne lépp lu ñu fi def dinañ ko nangu lépp loo fi tabax dinañ ko toj parce que géej gi du moomeelu kenn ñëpp a ko moom askan bi yëpp a ko moom du Mademba du Masamba population bi yëpp moom géej gi ku nekk war nga si gis sa bopp voilà. waaw. kon tey melokaanu suuf si nii est-ce que am na relation ak canal 4 bii ñuy dégg. bon mën naa la wax ne 6 ak 9 la benn la gis nga canal 4 bii dematul dañ fiy sànni ay mbalit waxoon nañu sax ne canal 4 bi dañ koy tëj comme canal bi nga xam ne fële la nekkoon mooy fi ñuy def marché àllarba bi. foofu dafa tijjeekoon à ciel ouvert maa ngi fàttali ko bu ma nekkee xale dama ci daan marañ yaa ngi dégg mais bi ñu demee ba jimmi jamono dañ waxoon dañ koy tëj parce que wóorul ñu tëj ko mais xam naa canal bi moom foofu la jëm. yaa ngi ñëwaat sànq tamit ci Magic Land ak teeru ak yeneen i construction tey monsieur Diop lan la xalaatee accaparement littoral bi. dama ne accaparement littoral bii su fekkoon na sax dañu accaparer sax littoral bi ñu gis ci suñu bopp yaa ngi dégg mais liñ fi tabax yëpp ñun gisuñu suñu bopp dëgg laay wax de plus en plus dañuy exploiter Magic Land tey soo fa demee dañuy leen exploiter si plaza noonu
teeru bi noonu yaa ngi dégg xaalis bi nag duñ ci gis dañ koy yóbbu bitim réew loolu daal man xam naa ko léegi nag littoral bi ñuy wax nii dañ ko fu war a jëlee yenn habitation yi ak yenn construction yi ñu def nii c'est anarchique c'est pas normal waaw dégg naa ay kandam yu bëri ay patron ay kii yu bëri ñu ciy wax yaa ngi dégg actuellement ñoom daal defe naa ne littoral bi géej gi suñu ñëwul jënd ko rek amuñu dara mais nañ dem fële àll ba suuf saa nga fa te ñu bàyyi suñu littoral bi kenn mënutu fi dund waaw ñu ngi fii dëkk fii mais amuñu lu ñu neex waaw amuñu lu ñu neex vraiment dañu bëgg a daal li fi am mu changé loolu la ñu bëgg. tey monsieur Diop en tant que responsable ci gox bi. nga am fi baat am fi cër. waaw ban taxawaay nga am ci xeexu li toll kii bi accaparement littoral. man daal dama bëgg toute la jeunesse confondue amul parloo parce que lu ñuy xeex ñun ñëpp ko bokk fii suñ ko defaree mu baax ñëpp la baaxal suñ ko bàyyee nii ñun ñëppay ñàkk suñu doom yi nag dañuy ñëw ëllëg ñu war leen rendre ay compte dañ naan ñun suñu bàyyi fan la ñu nekkoon loolu la ñuy bañ. ñu gis ne ñenn ci nappkat yi jël nañ kàddu wax seen xalaat ci mbir mi wante itam suñu yaayu jàmbaare yi nekk fii di daan seen doole di jaay jën ñi ngi def cri de cœur di woote wàllu ngir nguur gi geesu leen ndax mbir yi métti na loolu si ñoom mu doon problème mu canal 4 bi wante itam occupation anarchique bi ñuy jànkuwanteel mu doon problème quai bi ak yeneen ak yeneen waaye itam ñu taataanoon kàddu benn responsable muy monsieur Khalifa Diop moom it mu wax lu am solo génn ci anam yu bëree bëri dénoncer situation bi wante indil ñu tamit solution di woo képp kuy jeune di ndaw fii ci Soumbédioune ak Sénégal gi yëpp ñu jóg taxaw temb ngir aar suñu littoral. si wetu quai de pêche bu Soumbédioune am na village artisanal boo xam ne ñi ngi ko tabax en 1962 mu bokk ci village artisanal yi gën a mag fii ci Sénégal. si biir village artisanal bu Soumbédioune seq nañ waxtaan ak kenn ci jaaykat yi muy monsieur Diallo mu wax ñu historique gu village artisanal bi. Senghor ñun duñu fekkee juste ci jamono fin Senghor parce que boobu noonu fekk vraiment artisanat vitrine la woon képp ku ñëwoon fii da ngay ñëw li ngay njëkk a def mooy xaaral ma dem visiter ji artisan yi ñu siy gis suñu bopp bu baax nag ñuy jàng métier jamono boobu boo toogee fii sax waxuma laa dara même boobu mu amul métier sax da ngay am loo yóbbu sa kër mais après yàlla def régime yi day changé régime yi changé moo benn régime ñëw ñu wax que régime Ablaye Wade ñëw fi régime Ablaye Wade dem na yàlla def na ni moom artisanat joxu ko place am par rapport ak Senghor ni mu joxe woon artisanat place am ñu nekk si noonu di soox mu indil ñu nag ay gàllankoor yu bari par rapport ak ay réaménagement du village bi defoon nañ defe naa village bi ñëpp xamoon nañ dafa amoon corniche bu rafet bu fi daan jaar mu gas ko def ko tunnel loolu si nguuru Ablaye Wade la te loolu bokkoon na si li gën a isolé village bi dafa defoon ba loo xamante ni yàq bon du mën a yàq parce que ñoom xëy na li ñu ko duggee woon ñun xamuñu ko gisuñu woon sa njëriñ mi projet boobu ñun mësuñ ci woon ànd te tey ñu ngi koy recevoir pleinement tey bu dem nañu ba ñuy village bi amatuñu parking tubaab yi ñëwatuñu boo waxee rek tubaab da ngay gis sax ku dëkk bi ñun duñ def noonu village bi dafa taxu duñ ko délocaliser demoon nañ sax ba proposer ñu ay délocalisation tellement que béréb boo fa nekkee ba amatuloo fa gisoo fa sa bopp mën naa ne fii artisan bu nekk li nga daan am mën nañ diñ ko xaaj 1/10 bi sax amatuloo 1/10 bi sax amatoo ko. ñu jógee ci village artisanal bu Soumbédioune seq waxtaan ak kenn ci artisan yi mu ñuy wax seen liggéey ni muy demee saa su ne waaye itam dénk nañu jafe-jafe yi ñuy jànkuwanteel ay at a ngi nii li ko waral pollution de mer bi ci la bokk waaye occupation bi ñuy gis te mu waral fan yi yëpp coow ci loolu mën nañ ci wax tamit canal 4 bi ndax déversement yi bëri na foofu loolu de même que eaux usées yiy jógee ONAS